waa Sénégal asalaamaaleykum waa àddina yëpp waa ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waa di leen nuyu te leen di wax namoon nañ leen lu bëree bëri di leen balu àq te leen di baal àq bu baax waaw tey nag yéen a ngi seen émission Jeeg bu Pare ba léegi nekk nag seen 6e émission Jeeg bu Pare ñu seet si fii madame Thioye Eva waa jéegu jéeg gi daal tamit dëgg neexul fii ku fi dugg xam ne daal tamit daal la yàlla xam daal doy na dëgg neexul daal xam naa ne daal madame Thioye tey fii dara du yomb gis nga kontaan naa trop macha allah waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax waaw ma chérie Yacine maa ngi lay dalal voilà di la fay ci sa nuyoo di kontaan ci seetsi bi ngeen ma seetsi tey vraiment di ne bëgg naa trop parce que àddina tamit na solo rek yow xëy na yàgg nga ko bëgg tey la ko yàlla dogal parce que temps bi aussi daf ñuy faral di njabtu bariwul noonu voilà di leen ne rek man ak équipe bu kër jeeg ji yëpp comme ni nga ko waxee ñu ngi leen di dalal ne xam naa ne yéen ñoo bokk yoon macha allah voilà. dëgg neexul kontaan nañ trop ci dalal bi ñu dalal fii da lay wax ne rek tey jii dañu ñëw ci beneen facette comme ni ma koy waxee chaque jour Jeeg bu Pare rek ak fi muy génn. dëgg la waa ci goro yu mag yi nag la ñuy ñëw tey. waa goro yu mag yi gis nañ ne am na ci ñoo xam ne dañoo doy waar dañuy yor seen goro ci biir kër gi. waaw duñ ko yemale ak seen doom bi ñu jur. tey jii sa doom luñ ko defal fële. ci kër ga mi say neex na la. mais sa goro bi ci biir kër gi sa doom lu mu ko defal rek. tey jii dañ koy teg sa bët. dëgg la ñu gis ni daal affaire yi tamit xaw na doy waar. comme ni ma koy waxee gënuñu xam kenn. mais lu ci nekk yàlla mooy def rek fu ñu koy jaarale. tey ñu mën a waxal ñooñu tamit. loolu daal tey lañ indi woon comme thème di la laaj lan moo ciy sa xalaat. très franchement Yacine laal nga point bu sensible tamit parce que xam nga wax dëgg yàlla ci ñi ko sañ a wax daf di ne goro yi moom ñun am nañ ci ay yaay voilà am nañ ci ñoo xam ne duñu mës a nangoo nekk yaay ay goro rek la ñuy taxawee te ki nga xam ne dafa nangoo nekk yaay bootu ko boot la voilà danga koy boot sax moom tamit parce que xam nga mag moom daanaka xale la macha allah. gannaaw bu fekkente ni ne yow yàlla dafa def nga bàyyi yaay nga ñëw ci kër tey ki nga fa fekk war na la considérer comme nu mu considérer doomam yu jigéen yi mu jur waaye c'est dommage damay wax ne règle bi day xaw a demee benn côté ci exception bi parce que li tax mooy tey ni ñuy considérer doom yu jigéen yi ci kër gi maanaam ñi bàyyi seen kër ñëw sëy si duñ leen considérer benn yoon doom yuñ jur mu nekk lu xaw a déplorable nag wax dëgg yàlla dama ciy faral aussi di ci waxtaan lu bari ci plateau yi di saluer de passage ñi may faral di invité ci plateau yi ak yooyu macha allah parce que gis nga Yacine dafa xaw a doy waar jikko boo xam ne la nag en fait fii lañ ko fekk mais nag war nañ ciy fàttali gars yi pour di ci dellu si seen xel parce que xam nga affaire yaay dafa xaw a sensible tey mu nekk loo xam ne ku nekk am na yaay te ku nekk respecté na yaayam waaye ñu di leen ñaan tamit di leen ñaaxaat ci côté boobu di ci delloo ci seen xel ndax gars yi damaa gis ne jamais ñu yemale ñaari côté yooyu nañ ciy bàyyi xel bu baax ndax doom ji di bàyyi ndey bàyyi famille ñëw ci biir kër gi vraiment kooku dañ ko war a considérer comme ki ñu jur mais boo bëggee tey nga bëgg a doxale sa diggante ak moom wujjee bëgg a doxale sa diggante ak sa ay doom yu jigéen ak moom wujjee dina xat ci kër gi dina métti dina jaxasoo ci bopp góor gi nga xam ne moo ko jëlee këram indi ko ndax nañ waxante dëgg vraiment su jàmm amul stabilité du mën a am ci kër gi te dañuy wax mais ñoom en fait seen doom yu góor yi la ñuy gën a sax créer le problème booy xool ndax tey ku ne xam ne lu yenn ci jeeg fanaan ci jëkkër donc tey bu fekkee ne da nga nekk ak jeeg bi di ko xatal ci biir kër gi ci ay façon ba guddi jot wala ba occasion bu nga ko mën a waxee borom këram jot il faut nga ko parce que moom foofu rek la ko mën a waxee su ko defee dañuy daal di mettre ku góor ki mal à l'aise mettre ko entre ni ñu koy waxee le marteau et l'enclume du xam ban sens la war a demee du xam ban côté la war a demee nga xam nga yaay dafa sensible mënoo ko wax dara loo yëkkati teg ci moom mu ne jabaram la àndal bàyyi ma dafa xaw a daal doy waar ma bëgg daal ma chérie ñu delloo si waat ci xel yi bu baax a baax parce que lu am problème la lu am solo la ci société bi ndax dafa nekk un fléau boo xam ne dafa national exceptionnel ndax daanaka kër goo dugg rek danga fay fekk problème boobu ñu war ci delloo si waat xel yi bu baax a baax macha allah voilà. waaw gis nañ sa wax rafet na trop macha allah surtout ñu jëlee gi ngay wax. dëgg la da nga yorul par des fois sax sa doom du sa yëngu si biir kër gi lay nekk. tey jii ñu jël jabar sa doom sa goro bi nekk ci kër gi. ak sa doom di leen bu jëlee lu mu jëndal jabaram par exemple. nga ko jëndal ko sa rak su amul sax ak problème bi xale yu góor yi war a xëy liggéey yi. mooy loolu kër jàmm du am ci kër gi ma chérie te xam nga loolu benn facteur la ci mais boo xoolee ci sensu wujjale boobu ma lay wax noonu. dafa am problème yu bari yu muy indi ci kër gi pourtant wujjale bi benn sens la ñoom dinañ la xool tey yow loo mën a jëndal sa jabar ñu teg ci bët
et pourtant sa jabar bi nekk ci kër gi booy xool kenn du ko nangoo dimbali ci këram ñëpp dañ naan ko da nga sëy si yaa moom kër gi yaa ko war a gérer sa bopp quand il s'agit de coono de te mettre à l'épreuve yow la ñuy bàyyi nga jël nga angu lépp waa yaa war a togg yaa war a gérer kër gi yaa war a fóot yaa war a bale yaa war a defar néegu mère bi yaa war a cuuraay yaa ko war a toggal añ yaa ko koy taajal bon lépp yow yaa ko war a def ba pare bu defal la jotee ñu retourné ne dañoo war a yemale ana yemale bi c'est que gisee nañ benn côté bu gauche aussi parce que je me dis que ne bu ñu bëggee partager lépp dafay équitable mais mënuñu tey doom yi jigéen yi nekk ci kër gi ñenn ñi seen jëkkër lañ yor ci kër yi di leen gérer yow yaay togg ñu tibbal seen jëkkër dencal ko duñ dugg ci waañ togg seen jëkkër pratiquement fóot sax boo xefee yow jeeg bi xëy ci kër gi yaay fóotaaleel sa jëkkër ju jigéen ju ndaw xamul moo ko mën a expliquer njëkke bi yaa koy fóotal ay yëreem tey bu jëkkëram tilimlee sax yow yaay bëgg ñu fóotal ko ak ay njabootam lu ci manqué ñu xas la ndax dañu ne sa jabar la waroo ko seetaan moom mu def nangam ak nangam alors que est-ce que seq ngeen teraanga boobu vraiment ba nga xam ne dina war a mën a am supporté wante ci côté boobu parce que je me dis que ne tant que yéen a ngi koy seq amul problème ndax wax dëgg yàlla ma ci nuyu sama njëkk bi nga xam ne de passage bi ma yàlla mayee sama premier liggéey dama ko doon bàyyi ci kër gi sama ay moo ko doon togg macha allah di ma gérer sama doom et tout dafa am importance parce que gis nga àddina ñun dañu war di compléter wante loolu moo tax yàlla di ñu boole mais suñu bëggee jël ku nekk ñu mettre ko à l'épreuve ci la ko yàlla sédd day mujj diis ci moom te day indi ay problème c'est pas normal loolu dañ ko war di bàyyi parce que tout le temps angle boo xool rek am na loo ci war a kii je me dis que ne yaay joo mun di nekkal jàpp ko comme yaay ji nga bàyyi ci kër ga moom it war a def effort yu jàppee la comme doom ji mu bàyyi quelque part muy sëy wala mu nekk ci biir kër gi des fois am na ci ñoo xam ne du ñu am sax jëkkër mais ñooñu nga xam ne du ñu am jëkkër dañu nekk ci biir kër gi ñoom tamit du ñu jéem dara seen jëkkër bi ci seen jabaru frère bi ci kër gi warta sol yére warta xeeñ parfum bu neex lu mu togg ñu koy sikkal buy fomp sax ñu ngi jaabante pour ab bëgg coow di la xatal ci kër gi di la indil ay complications ay problèmes yoo xam ne ma leen di ñaan ñu dellu si seen xel yi parce que tey lu ci waay naka lañ koy waxee rek semé rek loolu lay récolté loo ci waay lépp de loolu lay fayeeku te ku ne xam ne ne yàlla dina la appeler à un jour yi tamit nga sëyi am sa belle famille war a nekk ak ñoom kon nañ ci delloo si xel yi te gis nga ma belle bu ñu waxtaanee sax problème yi lu ci gën a bari ñoom ñoo koy posé waat. waaw di la wax ne madame Thioye kontaan nañ trop ci réponse bi jaar na yoon macha allah waaw di la wax ne tamit bi gis nañ ko ni mu yàggee tamit la ñeme rek macha allah daal waaw boutique bi daal mi ngi daal. waaw gis nga Yacine boutique bi moom mën naa ne en fait jéeg bu baax ji ñoo ma ci xiir ndax madame Thioye li muy def passion la ci moom macha allah. dama ko boole sama liggéey mu xaw a difficile lool mais nit su bëggee dara daf koy topp ba mu sës te rien n'est facile dans la vie voilà ma commencé woon ko peut-être ak sama yu ndawante yu ndaw commencé ko vraiment ma gis ne tout le temps gars yi ñu ngi lay gën a wóolu tout le temps ñu ngi lay gën a bëgg tout le temps ñu ngi lay gën a pousse ci pour nga wutal leen sax même bu fekkee yoroo ma ne kon pourquoi pas ma lancé wu ci carrément loolu moo indi idée boutique bi voilà ma nekkoon di liggéey bi ma amee rupture tuuti ma ne naa profité am na ma investir toog banque dana njëkk a ubbi ndànd di nuyu sama belle famille ba fa nekk yëpp macha allah ci marché ba laa ko defoon j'étais dans les mines bi ma paree ci loolu jogo voilà ma dem jël sama boutique ubbi ko nekk ci pendant 3 mois ma am liggéey bu bees fii ma daal di ñëw mais comme ñëw naa aussi te loolu commencé woon na ñu commencé ma ci xam c'était un milieu boo xam ne mënatuma ko won ginnaaw j'étais obligée ma cumuler ko ak li may def quelque soit alpha comme passion la ci man may xamal ne li yaa ngi ci boutique bi ni nga koy waxee yëpp di accompagner jeeg ji peut-être li ñuy wax ci suuf moo ko ëpp foofu macha allah parce que yàlla daf ñu def xëj na du ci lenn ci ñun ni ma koy waxee gënuñoo xam kenn mais nga nekk conseillère nekk régulatrice boo xam ne tey li yàlla di def ci yow nangu nañ ko ba pare mu nekk benn mission parce que yéen nga vraiment ngay jéem tout le temps sëy di am jàmm ngay jéem tout le temps jeeg ji di gën a comprendre li nga xam ne mooy secret yi ne ci biir di gën a mën a supporter di gën mën a jege seen jëkkër yi di xaritoo ak ñoom pour jàmm mën a am ci biir kër yi ndax leneen di ci des yëpp ay film la ak ay piège su fekkente ni comprendre nañ système de jeu boobu bañ mën ko surmonter rek yàlla dina mën a dimbale jeeg yu bare ñu réussir seen ménage ndax li ci des yëpp li ma wax ay scénario la rek ku ci gën a am compréhension ëpp ci gën a pousser sa réflexion yaa gën a mën a surmonter yenn problème yi donc loolu la ñuy faral di fàttali wante
di ñaanal ñëpp jàmm voilà vraiment di partager ak ñoom nag li ñuy indi ci ñun yëpp ndax duñu exposer lenn am nañ groupe am nañ WhatsApp macha allah mais ñemewuñ sax def groupe ndax dañuy bëgg tellement traiter problème yi individuellement de sorte que duñu bëgg a jël kenn di ko boole ak morom te dañuy répondre message ba kenn du xam ban heure 3 heures du matin ba 5 heures du matin parce que en fait mbir boo ci xasee ba dugg nga ci mais fi mu yem ak fa mu jëm yàlla rek moo xam te yàlla mii ma ci xiir pousse ma ci ba fii moom laay ñaan yàlla rek mu may ma doole ak kàttanu yeggali ko ne xam naa nañ ci sama gannaaw macha allah bari nañu ñi la yaakaar bari nañ te bari na ci ñoo xam ne tey loo tekki seen loxo ñu jël bu dee conseil yi yow rek lañ ci yaakaar bu dee bagage yu ñu bégalee seen jëkkër wala nu ñu organiser seen kër yow lañ ci yaakaar ba ci décor ñenn ñi ba ci décor chambre à coucher sax yaakaar nañ ne foog ñu filmer seen néeg envoyé la nga ne déplacer lii tegeel nii lii fii defal lii ñu door a am jàmm kon nag confiance boobu yàlla def sama diggante ak ñoom ma leen di ñaan comme ni ma leen koy ñaanalee rek yàlla na nekk lu dem ba àjjana parce que montre yu baax yëpp ñoo bokk heure te àddina lu fi nit def lu dul lu baax perte nga ko parce que minute boo dund dootoo ko dundaat et vraiment vivre c'est apprendre kon nañu góorgóorlu di jàng di gën a dem de l'avant parce que lu baax du doy en aucun cas voilà merci. looy tàggatoo rek waaw xanaa di kontaan rek macha allah soxna Yacine di la remercier di remercier sama caméraman boobu Mouhamed voilà di remercier seen groupe bi yëpp macha allah di remercier sama staff ñi ma bokkal nekkal ci groupe bi bu ma xëyee liggéey ñi ma fiy bàyyi muy sama assistante personnelle boobu di Kunta Fall di sama njëkke ma di ko koko di ko bisou de passage voilà ak sama comptable boobu di madame Lo Dior mi nga xam ne macha allah moom it yàgg ko fi mu ngi def ses preuves di remercier sama frère bi nga xam ne lépp luy sama course tey moom moo ma koy doxal ci côté boobu di ma assister muy Mouhamed Ba damay collaborer ak sama sœur yi ñii dañuy ñaw ñi ay bijoux la ñuy defar accessoire et tout madame Niang Mariama mami ak madame Diallo Chacha Ba vraiment c'est toute une équipe daal macha allah maa ngi remercier ñëpp di remercier ñi nga xam ne ñi nga am ci man confiance partout dans le monde ndax suñu bagage yi ngay gis macha allah dafay dem partout ñu ngi dem Indonésie Jakarta mu ba Makka wallaay Arabie Saoudite bu ma limee sax damay tudd États-Unis Angleterre Suisse Canada Australie foo xalaat suñu bagage dugg na fa ci frontières yi macha allah ñu koy sante yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla mu dolli di ñaan yàlla lépp lu suñu client yi ci suñu gannaaw di séentu ci ñun yàlla def ñu gis ko ci ñu ciy am tout le temps satisfaction gérer déception mënul sax ñàkk déception peut-être mënul ñàkk parce que àddina tout le temps noonu la on ne peut pas avoir d'unanimité mais toujours del atteindre le maximum de pourcentage possible di xaarit critiques yi et tout parce que nee naa leen loolu moo ñuy dolli on est très ouverte ci loolu voilà ñun on est ouverte ci dialogue on accepte vraiment et on tend les mains à tout le monde comme on dit macha allah parce que loo xam ne partage la daal je me dis que ni partage la amul frontière macha allah di remercier waat ñëpp encore une fois di nuyu sama yaay de passage nga xam ne tey lu mu mën yàlla ak moom di ñaanal sama papa moom tamit moom fan ak wér voilà sama monsieur tamit du ma ko bàyyi ginnaaw ndax moom sama xarit xol la sama jumeau de cœur la moom xam na voilà maa koy ziar di ko nuyu bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi contribuer de loin ou de près sama succès sama cursus liggéey sama réussite macha allah maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp jàmm ju yaatu te ñu bokk succès bi macha allah vraiment merci beaucoup voilà. ok madame Thioye merci beaucoup waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci dalal bi ñu dalaloon fii tey tamit kontaan nañ trop macha allah waaw seen émission Jeeg bu pare nag fii lay yem ak yéen di leen jox nag dox daje beneen émission Jeeg bu pare di sant bu baax di gërëm sama goro nag maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm te ni ko nag bu goro yëpp meloon ne moom macha allah sant naa ko bu baax wax dëgg yàlla waaw di ko gërëm muy asuba kooku moo ma téye bëggal ma boppam wax dëgg yàlla sama yaay la man yooyu ma benn yoon sama yaay sori du ma sori ndax moom dëgg neexul tamit merci beaucoup